muy loo xamante ni moom itam ba tey lu am solo la ci ak mbokk da koy jàpp ndénkaan bi ma ki ma tubaab bi ma tudd léegi moo ko tarif moo ko wax dafa wax nit ñi ay texet lañ nit ñëpp ay texet lañ seen njëriñu bopp képp leen ñor waaye nag na nga leen bëgg rek xalaa ko leer fukki ndénkaan boobu mooy bi ci jëkk nit ñëpp la wax ne ay texet lañ seen njëriñu bopp képp leen ñor waaye bëgg leen de toute façon bu ñaareel bi mooy nee na loo mën a def ci lu baax loo mën a def nit ñi danañ la tuumaal ni dafa am sa intérêt bopp boo làq ci suuf rek maanaam dafa am daal sa intérêt booy lijjanti waaye du dëgg duñ ko gëm waaye loolu bu mu la teree def lu baax teew defal lu baax rek ñetteel bi mooy nee na lu baax li ngay def tey ëllëg nit ñi dañ ko fàtte na nga ko xam moom kenn mën a fexe ba def lu baax mu continuer abada dañ koy fàtte waaye fàtte gi ñu koy fàtte bu mu la jaaxal continuer defal lu baax rek nit ki nee na saa bu réussir dana am ay xariti fals ak noonu pire noonu diggantaan waaye nag fexeel ba réussir rek yow nee na ki nga xamante ne dafa dëggu fokk mu bëri ay critique waaye nag fexeel ba dëggu rek dëggu moo gën lu ñu la critique fexeel bu sax ci dëgg xanaa lii mooy li yonent bi wax ne al xikmatu dallatul mu'min xikma fu ne la ko yàlla def waaye nag fu ko ab jullit fekk na ko jël lii ki koy wax day mel ni ab jullit ko wax ndax lépp daa jullit mu wax ne nit ki gën a gudd ay xalaat yi ki gën a gàtt ay xalaat mën na ko gàllankoor waaye nag fexeel yow ba gudd ay xalaat fexeel ba yor xalaat yu gudd wax na ne li ngay tabax di ko financé ay at nga koy tabax jàppal ni mën naa xëy daan ba mu gont daanu bu mu la jaax waaye loolu bu mu la tere tabax nag xam nga xam ne tabax bi mën naa xëy daan ba mu gont daanu bu mu la tere tabaxal rek wax ne nit ñi dañoo aajowoo ndimbal lool te que leen gën a dimbale sax mën naa moom la ñuy gën a attaqué waaye teewul nag na nga leen dimbale rek xalaa ko leer waaw ba jees mooy nit ñi mën nañoo bëgg ku néew doole waaye bu ñu xasee bay topp borom doole la ñuy topp waaye nag yow jàppale ñu néew doole rek ba jees mooy li gën ci li nga yor boo ko joxoon waa adduna bi dana am ñu la fayal lu ñaaw waaye fay googu ñu la fayal lu ñaaw bu mu la jaaxal bu mu la tere def lu baax foofu li gën ci li nga yor nga jox ko adduna waaw kon loolu jëflanteeg nit ak nit ñu ngi koy teg ci jëflanteeg ni nit dafa néew doole bi muy juddu indaaliwul dara xamul dara mënul dara kon yàlla aajowoo na yàlla bépp seconde waaye nag noonu la aajowoo nit ñi ci jamono bu ne tout le temps ba bu muy dugg bàmmeel day aajoo nit ñi ba bu muy dugg bàmmeel bañ dugal ko ci biir bàmmeel day soxla nit ñi ginnaaw bu ñu ko dugalee ci biir bàmmeel sax day soxla nit ñi ci ñaan kon ñu jàppalante te xam liñ bokk ak liñ seq lu am solo kon fokk ñuy bëggante fokk ñuy jokkoo di yërëmante di takkoo di muñalante di dimbalante ci lu baax te xam ne jullit mooy mbokkam yonent bi dafa wax ne al muslim axul muslim laa yaslimuhu du ko tooñ du ko nax du ko xeeb du ko seetaan lu mu dugg yi na ko ci jàppale daal ni kullul muslimi alal muslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa irduhu jullit bu ne sa moroom jullit deretam araam na ci yow àllam araam na ci yow ab deram it araam na ci yow bul lekk àllam bul yàq ab deram bul tuur deretam kon maa ngi sant mbooloo mi bu baax di sant gaa ñi nga xamante ñu organisé lii ak mu jot ñu koy woote di leen sant di ñaan suñu borom ñu teew ko ay ati at te lépp lu ñu ci def rek suñu borom nangul na ko laqal na ko fa yàq yeegul di sant mbooloo mi ci teewaay bi ak rafet njortu gi ak déglu gi ak tey gi lépp noonu leen ci sant leen gërëm ñaan suñu borom may nu ak dégg ak topp ak jëriñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Voilà, donc mes frères et sœurs maa ngi leen di jéggalu parce que xam naa comme niñ koy waxee toujours Sénégal moo gagné football xam naa tey ñu bari ci yéen buggu leen sax dégg ñun lu ñu am pour wax mais qu'importe responsabilité la si ñun en tant que ay doomu aadama en tant que ay doomu Sénégal ñu gën a yeewaat doomu sénégalais rek xam ne gagné neex na lool vraiment match yi neex na victoire yi neex na ñu dem célébrer ko mais comme ni ma leen waxee du tee kenn ku ne bu yeewoo suba di nga war a joxe dépense sa kër wala ngeen war a lijjanti ay problème mu facture seen kër wala ay ordonnance war a lijjanti ku si biir kër gi. J'en suis sûr et certain que je vous promets que victoire au Sénégal bii du benn problème ci boobu bu mu mën a faj di nga ci mën a bég nag parce que fierté nationale la parce que tey ñëpp dinañu kontaan képp kuy sénégalais. di nga kontaan sa xol dina sedd dina bég loolu on n'en disconvient pas
mais réalité dafa am ci àdduna bi réalité boo xam ne moom mooy tey kenn ku nekk ci ñun nga war a joxe dépense nga war a faj sa maladie yi sa biir kër nga war a fay sa ay facture kër nga war a réparer sa ay yàqu-yàqu ci sa àddina te benn ci loolu j'en suis sûr et certain que wallahi billahi tallahi matchu Sénégal bi du ko faj. Bien vrai que comme ni ma leen koy waxee on est très content et très heureux je suis tellement heureux en tant que sénégalais tey ma dégg ñu ne lan équipe Sénégal gagné na match mais xam nga loolu man li ma ci teg pare dem yóbbante ay nit ay koppar pare dem fay ay facture pare dugg ci biir banque dem lijjanti sa ay problème personnel pour lan pour tout simplement nga war a xam ne àdduna ak loo bég ak loo kontaan am na ay responsabilité yoo xam ne daf ñu war a fekk te responsabilité ngeen déglu toujours comme niñ koy waxee responsabilité yemul ci fay sa ay facture déedéet responsabilité yemul ci faj sa maladie sa biir kër déedéet responsabilité yemul aussi ci yow nga nekk ci jàmm ak sa waa kër déedéet responsabilité jullit boo gisee lu dul yoon danga ko war a naqarlu danga ko war a jéem a dindi ak sa doole boo ko mënta dindi ak sa doole nga jéem koo naqarlu ak sa làmmiñ boo ko mënul naqarlu ak sa làmmiñ léegi nga mettitlu ko sa biir xol boobu jullit yëpp xam nañ loolu muy jullit di yéeféer defe naa ñun comme niñ koy waxee astaghfirullah tuubi leeka miinuma ko jullit di yéeféer mais muy musulman di chrétien di catholique amin di musulman di chrétien wala muy juif defe naa ñun ñëpp benn yàlla bi la ñu gëm te ñun ñëpp ay même réalité yi la ñuy dund parce que boo daggee suñu yaram deret mooy nàcc te boo ci gaañee mbokk kenn même sentiment yi muy sentir en tant que musulman moom la kële di sentir yonent yàlla bi mu ñëwee rek daf ñu ne il faut ñu xam ne que l'islam est la religion moderne xam nga yàlla lu mu wàccee na lu bees donc comme ni ngeen di feccee bis bu ne ngeen génne ay fecc yu bees donc maanaam l'islam day religion bi gën a ndaw ci bi gën a bees ci religion yi donc maanaam moom mooy actualité mais ça ne veut pas dire que ñeneen ñi nga jiitu wala ñeneen ñi la jiitu seen religion baaxul déedéet kenn waxul loolu voilà donc ginnaaw loolu ma ñëwaat encore ci réalité Sénégal yi defe naa bis bu nañu dégg ko du ma sax dem delluwaat ci répétition yooyu mes frères et sœurs 4 personnes ci état bu mel ni Sénégal Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall Alioune Sall Franck Timis Sénégal yëpp li nga xam ne depuis suñu taawu maam ya xeex nañ ko suñu maamu ñoom sëñ Touba li ngeen xamul woon ñooñu xamoon nañ ne Sénégal réew mu barkeel la Sénégal suuf si dafa barkeel am na ay koom-koom yoo xam ne mi ngi ci biir Sénégal te bis bu feeñee sénégalais yi dinañu nekk ci jàmm ñooñu xeexuñu woon pour bâtiment yu rafet xeexuñu woon pour ngeen mën a dund pour naaj bi dal seen kaw xeexuñu woon pour tool yi ngeen di bay kese xeexuñu woon pour ndox bi ngeen di naan déedéet xam nga liñ la nee nañ la mag li muy gis bu toogee xale du ko gis bu taxawee ñooñu bi ñuy xeexal Sénégal bu Sénégal amuloon dara muy désertu kese muy suufu kese kenn du ko xeexal mais bi ñuy xeexal Sénégal xamoon nañu ne bés dina ñëw dans l'histoire de ce pays doomu sénégalais yëpp dinañu nekk ci jàmm tey Sénégal yéen a ngi dugg ci ay bateau di dem Libye am na lu ko gën a yomb de yéen a ngi dugg ci ay gaal di jéggi di jéem a dem Europe di jéem a dem Amérique di dem fu ne ci àdduna bi mais am na lu ko gën a yomb génn sa kër jël benn leader bu baaxul génne ko ci palais boobu palais de la République billahi wallahi tallahi moom moo gën a yomb li ngeen di def yépp moo gën a yomb tukki moo gën a yomb li ñuy woote nii suba moo gën a yomb sax jël oto dem Tambacounda moo ko gën a yomb parce que ñun li ñuy woote c'est dans quelques heures doomu Sénégal yépp génn ñaxtu fu nekk fu ñu mën a nekk ci àdduna bi loolu la ñuy ñaan saagawuñu kenn xasuñu kenn dóoruñu kenn dañu ne na leer parce que xam nañu ne bis bu leeree lépp dina delluwaat place am te lépp bu delluwaatee place am ñëpp dinañ ci njariñu c'est ça la réalité il faut ngeen dégg li ñuy wax nee nañu la na leer dégguloo kenn ñu ne daggal bopp nit sànni daggal parce que bu leeree xam nga tey ngeen jéggal ma toujours may jël exemple bi tey xam nga tey boo demee ci jàkk imaam yor keesu jàkk imaam bi tey mu lekk keesu jàkk ji
xam nga boo nee na leer xam nga luy xew bu leeree ñëpp ragal yàlla toog imam bi li muy njëkk a def mooy dina ko leeral te dina simmi mbaxaneem imam bi teg mu jéggalu leen mu ne leen moom il n'est pas assez compétent pour nekkal leen njiitu imam. donc loolu mooy Sénégal bu ñu nee na leer bis bu leeree Macky Sall dina simmi mbaxaneem teg mu ne doomu sénégalais yi man sàcc laa nitu déception laa fenkat laa du ma waxkatu dëgg mënumaa jiitu ab réew jël naa seen réew ma delloowaat leen ko ci jàmm ak salaam comme ni ngeen ma ko joxee donc moo tax ñu ne leen na leer xam nga na leer le mot est facile boo déggee na leer le mot est simple mais li koy leeral bis bu leeree ñii nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu te nekkuñu ci yoon bis bu leeree Aly Ngouille Ndiaye foo leen koy déggee fan ngeen di déggate Ali kenn déggatu ko ana Frank Timis mais ana Frank Timis kenn déggatu ko mais léegi ana Alioune Sall non seulement delloo na mbir mi mais daw na génn dëkk bi parce que lan na leer mais boo toogee boo dégloo ak xol doo comprendre da ngay déglu ak xel ku déglu ak xel di nga xam ne ñun li ñuy woote du Sénégal bu takk du kaas bu toj du mur bu toj du dara lu yàqu déedéet ñun dañu ne na leer mais na leer ku mu naqari xanaa daa fekk yow li koy leeral problème la nous on a dit que na leer ñun li ñu laaj mooy mu leer laajuñu ay discours Macky Sall ñëw na jox na Sénégalais yi discours 1 heure de temps waxu ci Frank Timis waxu ci Aly Ngouille Ndiaye waxu ci Alioune Sall waxu ci boppam ci contrat bi nga xam ne moom lañ ko woo waxu ci. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle des contrats qui ont existé après son contrat qu'il a manipulé. Mais sama waa ji boo ñëwee tey nga bàyyi ma ak fukki oto yi ma bàyyil bi ci gën a cher ñëw nga fekk ma jaay lekk xaalis bi nga ñëw fekk ma ak juróom-ñeenti oto ma lay waxu juróom-ñeenti oto yi te fukkeeli oto bi nga may laaj nanguwuma cee wax donc y a toujours problème ñun li ñu wax dañu ne na leer mais na leer rek la ñu laaj mooy nañu taal lampe bi lépp leer loolu la ñu laaj nous on demande pas à frapper quelqu'un on demande pas à tuer quelqu'un on ne demande pas à couper la tête de quelqu'un. On ne demande même pas à insulter quelqu'un. Déedéet ñu dañu ne na leer donc maa ngi ñaan doomu sénégalais ngir yàlla ak yonente bi ngal la leen pour seen jàmmu bopp pour sunu jàmmu réew nañu génn mu leer mes frères et sœurs bu leeree say facture kër dinañu fayu sa doo amati problème mu courant doo amati problème mu reçu malade doo amati problème mu ordonnance doo amati benn problème na leer c'est tout ce qu'on demande billahi wallahi tallahi mes frères et sœurs sénégalais bu leeree jàmm am Sénégal célébrer leen match bi célébration bi na yem ba ngeen di dem tëdd ci kaw lal nelaw boo leen yeewoo suba beneen journée lay doon billahi wallahi bor yi nga amee woon ba léegi di nga ko amee billahi problème yi la toppoon ba léegi dina la topp billahi jafe-jafe yi nekkoon sa kaw ba léegi dina nekk sa kaw mais boo jëlee exemple boobu nga jël ko teg ko ci ay réew yoo xam ne seen koom-koom yi dañ leen njariñ yow di nga comprendre ne ndekete ñu nit bu ñu góorgóorloo tuuti rek Sénégal dina changer benn doomu aadama dootul yeewoote Sénégal di am ay problème mu voilà mais man tey fan laa mën a jëlee benn cigarette bu may tux fan laa mën a jëlee benn genn wàllu kaasu ataaya comme ni ngeen koy waxee half kaas nag fan laay jëlee benn genn wàllu kaasu ataaya boo xam ne dama koy teg ataaya sénégalais gën a bëgg càkkaay ci àdduna bi mais càkkaay ay koppar a koy def te ay koppar liggéey moo koy jur ma ne leen bu ñu génnul jàmmarloo ak Macky Sall suñu naqaru Sénégal du jeex ba àdduna tukki loolu ku mu wóor rek muy sa jàmm tant que génnuñu jàmmarloo ak Macky Sall billahi wallahi tallahi dinañu misère suñu ay doom dinañu misère suñu ay sët dinañu ay misère suñu ay sëtaat dinañu misère pour lan pour Macky Sall ak 20 wala 100 incompétents personnes yi mu xam jox ci ku nekk 500 000 ñu defee na ñoo téegal gaynde gi ñuy dugg ci télé yeeg réseaux sociaux yi di saaga doomu Sénégal yi naan leen tekkiw leen dara Macky Sall c'est le président le plus compétent du Sénégal Macky Sall moo gën ci Sénégal waaw vraiment ñii dañoo rancunier waaw opposition dañoo rancunier mais man ban opposition la
moi je ne suis pas l'opposition man doomu sénégalais laa dama voté comme bépp doomu sénégalais et j'en suis sûr et certain que billahi wallahi nee naa leen génn leen mu leer c'est ça génn leen mu leer bu leeree billahi dootu leen amati problème ci àddina mais tant que leerul mes frères et sœurs ci naqar ngeen di dund ci naqar ngeen di yeew ci naqar ngeen di dee ci naqar gis nga jaamu yàlla bu set sax doomu aadama mënu koo def ci yenn conditions yi xanaa xamu leen loolu jaamu yàlla bu jaar yoon sax mënuloo koo def ci yenn conditions yi imagine ngeen Macky Sall war leen lakk tamit imagine ngeen Macky Sall yàq na genn wàllu àdduna sénégalais yi mu war aussi ñu lakk ndax moom mais quand même au moins budul dara boo toogee tey nga ne man de sama yoon nekku ci nga xalaat sa doom bi juddoogul ak sa sët yi ñëwagul peut-être ñoom seen yoon a ngi ci peut-être ñoom bu ñuy ñëw ci àdduna bi day fekk beneen civilisation donc il faut ngeen xam ne lii ñuy defal Sénégal c'est pas personnel lii c'est pas un problème entre Tunkara et Macky ce que Tunkara peut s'en servir ce que Macky a il a volé la volonté des Sénégalais il faut ngeen xam ne Macky Sall joxul Sénégalais a fair chance of living mayul Sénégalais chance boo xam ne mën naa dund liggéeyal boppam génn ci ndóol ci boppam mayu la boobu opportunité moom daf la ko xañ daf la ko fokkati toog ak moom jël quelques vagabonds jox leen ku nekk 5000 10 000 ne leen génn leen ngeen saagante ak ñoom il faut Sénégalais yi xam loolu il faut loolu mën a dugg seen bopp nee naa leen bu fekkee lépp leer na déglu leen yéen sama mbokk yi intelligent wul trop lay waxal comme man bii yoon waxuma sax ak borom xel yi parce que borom xel yi ñoom comprendre nañu bu yàgg mes frères et sœurs bu fekkee lépp leer na comme ni ko Macky Sall di waxee ngeen déglu de ngeen defe ne rajo bu mel ni BBC dina génn tudd Aly Ngouille Ndiaye amin tudd Macky Sall tudd Aliou Sall tudd Franck Timis benn ngeen defe ne aussi sama morom yi intelligent wul torop Aly Ngouille Ndiaye naka lay mën a xamee société boo xam ne juddoogul mu ne société boobu moo dàq explorer pétrole ci àdduna bi ñoo ëpp alal ci àdduna bi te Aly Ngouille Ndiaye di banquier te société bi juddee fan les îles Caïmans Cayman Island demal nga xool ki îles Caïmans lépp luy caay-caay fa lay doxee maanaam tey boo sàccee alal daw ba yegg îles Caïmans kenn mënu laa laal nobody can touch you it's untouchable kan mooy bëgg lu leer déglu leen ma de sama xarit yi bariwul xam-xam laay waxal kan mooy bëgg lu leer waaye ba nga jëlee sa bay bi di ko rendi da nga dugg ci biir douche bi tëj bunt yi fay lamp yi yëpp nga rendi bay bi ci biir douche bi te yow yaa moom bay bi xanaa bu dul dara nga rey ko sa biir ëtt sa ëttu kër man nga ko faa rey wala nga yóbbu ko fële nga xam ne fa la ñuy dem reyee ci abattoir ba nga rey ko fa mais je vous dis une chose billahi wallahi tallahi jël leen ko ngeen bind ko di ngeen ko gaaw a fàtte nag parce que c'est un fou qui s'appelle Ousmane Tounkara qui l'a dit di ngeen gaaw a fàtte lii waaye billahi wallahi tallahi notre jour de regret est en chemin bu ñu toogee di déglu ay 2STV ay TFM ay télévision yu amul tànk amul génn yi ñetti nit di ci toog yoo xam ne soit Marème Faye Sall ngemb na leen wala Macky Sall may na leen 2 millions wala keneen may na leen 1,5 million ñu génn di xas sénégalais yi di leen saaga naan leen vous êtes inconscient vous n'êtes pas intelligent Macky Sall moo gën ci Sénégal c'est le président le plus compétent du Sénégal di ngeen xam ne bu boobaa ñooñu seen ceeb dina tooy yéen ngeen nekk di misère ñooñu sax seen ceeb du yàgg tooy parce que ndax wax dëgg yàlla alalu sàcc ñaata yoon nga ci mën a may nit Macky Sall li mu war a joxe yëpp joxe na ko les marrons du feu ñu ngi nii di jooy dem leen tey ngeen seeti jigéen ñu Pikine ya jigéen yu Pikine yaa ngi foofu di xaru di xataraayu ñi votaloon Macky Sall parce que lépp charte bi nga xam ne Macky Sall jëflante woon na ko ak sénégalais yi ko votel jox na leen ko fay na leen ku nekk sa ngor jox na la 10 000 francs pour nga jaay ko sa ngor jaay nga ko sa ngor
loolu amelu la dara c'est la réalité bu doon contrat tey man ma toog seen diggante ak Macky Sall dinaa leen ne en tant que juge Macky Sall yoralu la dara xaala gasi Macky Sall lan la waxante ak yow mooy mu fay la nga votel ko fay na la votel nga ko mais c'est fini amelu la dara ameloo ko dara mais lenn li ku mel ni man koo xam ne bi ma ñëwee wax ma njëkk pour sama ngor dama bañ man Macky Sall amel na ma sama ngor man amel na ma lépp amel na ma man ba léegi Macky Sall amel na ma ba léegi xam nga dafa am loo xam ne ñu ngi leen koy wax en tant que sénégalais en tant que fils digne du Sénégal nee na lu leen waxtaan yomb na nit wax rek nga ñekko du dëgg xam nga loolu yomb na danga koy tegal preuve nee naa leen man Ousmane Tounkara maa leen wax lii Macky Sall Alioune Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Franck Timis contrat yi ñu signé joxe décret yi février l'an 2012 dem leen ngeen xool sur la ligne d'internet que Macky Sall wax ndax di ngeen fa gis dara lu mel noonu du ko jege otal wat du laal du jege il faut ngeen xam ne vraiment mes frères et sœurs il y a grand temps bi dafa jot pour Sénégal moomaat boppam Sénégal naka la ma ne moomay boppam mooy def nji réew yëpp ma ne leen mes frères et sœurs freedom has a price te Malcolm X daf ñu ko daan wax toujours mu ne leen njëgu freedom dee la the price for freedom is death xam nga ñu bari comprendre ñu loolu boo koy wax mooy lan mooy boo bëggee freedom bul bëggati dara ci yow sa yaram bi na lépp doon sarax parce que tey nañu waxante dëgg ku dee ci xarewu Macky Sall billahi wallahi tallahi ajjanatul firdawsi nga dem ku dem waxuma la nga xaru waxuma la nga dem ngay tamponné ay oto di mbëkk sa bopp déedéet boo génnee comme ni la ko l'islam waxee da nga gis ñuy toroxal ay doomu Sénégal da nga gis ñuy teg naqar ci ay doomu jullit nga génn naqarlu ko buñ la ci reyee mada doom ngay doon yow bu soobee yàlla ñii dem àjjana kenn du la ci jiitu mais tey boo toogee sa biir kër googu di nga dee ak toroxaange te safara nga jëm boo toogee sa biir kër Macky Sall di naqaral doomu sénégalais yépp di metti doomu xolu sénégalais yépp seen yaay yi di jooy seen nijaay yi di jooy seen doom yi di jooy Macky Sall di leen teg lu metti képp ku def loolu wallahi billahi tallahi lazim boo dee yow safara nga jëm non seulement waaye boo moytuwul sa famille yëpp di nga leen yóbbaale safara parce que naqar nga leen di reyee nee nañu leen ngeen génn il est grand temps nee nañu leen ngeen génn parce que dafa am ay réalité Sénégal man bu may wax tey boo leen ma dégloo ku ma déglu ku ko gëm ak ku ko gémul amul xaal pulaar amul saraxole amul bambara amul joola amul séeréer ñëpp dama mel ni maag ñoom ñoo bokk ndey ak baay bu ma bëggee naan ndox tey damay dugg ci kër xaal pulaar bi ñaan fa ndox bu ma bëggee tey nekk ci jàmm damay dem ci kër xaal pulaar bi nekk fa si jàmm du ma xalaat ñaari yoon mais j'en suis sûr et certain que 90% de vous qui parle amul benn seede boo xam ne man ngeen ko seedeel Macky Sall budul ñëw na lu mu defar vraiment gisu leen Sénégal lamp yaa ngi takk ñëw na lu mu defar gisu leen Sénégal am na aéroport bu bees mes frères et sœurs ana train express régional barki dem boo njaay la woon bi muy génn di inauguré fii ci campagne électorale bi Macky Sall bi muy génn ngeen ànd ak moom muy inauguré mais dites-moi seulement fan ci àdduna fan ci àdduna ngeen mësee gis train express régional buy daw Sénégal fan ci àdduna ngeen ko mësee gis kan moo mën a ne ban doomu sénégalais moo mën a taxaw tey nga ne man dugg naa ci train buy daw Sénégal wax leen ma ko train bi waxoon nañ leen bi Macky Sall di génn di ko inauguré mais nit ñu bari ñoo génn ñu ne leen il est en train de jouer du mafia au sénégalais ànd ci ak kan Youssou Madjiguène Ndour Youssou Ndour di ko woyal di yëkkati loxoom Macky Sall jël ay milliards xëpp ko doomu yaram ji pare na ci yàq na Sénégal dem toog jàpp njàmburam waxu pétrole bii ngeen di jooy tey Youssou Ndour xam na lépp lu ci rax waxu pétrole bii ngeen di jooy mais Aly Ngouille Ndiaye il a fabriqué tous les dossiers yoo xam ne dañoo tax ñu signé contrat yi
il a fabriqué tous les mensonges. Alioune Sall Macky Sall daf ko utiliser pour setal boppam rek pour maanaam defar deram bu mbir mi jaxasoo Alioune Sall dem xaala gasi xaala nag gasaani Macky Sall Alioune Sall pour yéen ngeen defe ne moom mooy ki orchestré business bi yëpp déedéet Alioune Sall grand frère am moo ko jël parce que xam na ne il n'est pas assez intelligent genn wàllu nit la genn wàllu mongol moom xel bi yëpp nekku fi grand frère bi jël ko dugal ko ci biir diwtiir léegi nag ne ko génnal set ndeysaan doomu jàmbur bi jël alxuraan di ci waat jommi na dafa jommi parce que un homme d'état yow nga am problème mu état ngay génnee ay alxuraanul karim mel ni ku am problème mu jàkk déedéet ñun du imam la ñu fal mon frère ñun président de la république la ñu fal xam nga dof yi lu ñuy wax yéen de xanaa gëmatu leen l'islam xanaa waa Sénégal gëmatuñu l'islam nit génnee alxuraan wàcc ci mais ana alxuraan ak état church and state where is church and state ak ñaari affaire yooyu benn àndu ci ak sa morom church and state don't mix c'est ça il faut ngeen xam loolu ñaari affaire yooyu du mix état ak religion du mix those two things don't mix lan moo tax faluñu imaam yi suñu président lan moo tax tey imaamu Sénégal yi du ñoom ñooy jiitu bu dee tey jàkk da ngeen wóolu kay alxuraan bi kon kay jaratul ñuy fal président nañu jël jàkk bi nañu jël imaam bi rek ñu tuddee ko président c'est tout bu dee tey gëm ngeen li Aliou Sall def wala gëm ngeen ne vraiment alxuraan la ñu war a jël de léegi di ko waatee mais loolu dafa yomb ba dee yéen xanaa xamu leen adduna bu mujj bii ni nekk doomu aadama yi ñeme yàlla boo xam ne tey bu ñu lekkee sa xaalis boo indee alxuraan ñu teg ci seen loxo seen jë sax ñu teg ci suppu jalañu il s'en fout yow seen yoon nekku ci tey da ngay ne nit bàyyi naa la ak yàlla mu ne la bàyyi nga ma ak sama xarit te fekk moo tooñ te fekk ci ay caay-caay la ne te fekk ci ay banditisme la ne il faut ngeen xam ne religion du état du religion ñaari affaire yooyu none of them mix déedéet ànduñu comme niñ leen di wax toujours dañ leen koy wax ñu ne la family and business don't mix bu leen tax ma wax leen li chanteur bi waxoon xam nga mu ne business ak famille du mixé comme ñaari awray góor warta mixé xam ngeen ñaari awray góor warta ànd c'est ça la réalité comprendre nga loolu la rappeur américain bi waxoon mu ne family and business don't mix like two whatever xam ngeen li ma bëgg a wax donc c'est ça la réalité donc li ñu xam mooy religion ak état du mix those are two things that are not mix parce que bu ñu mixé dëgg dootul doxati parce que tey état bu defee lu jubadi kan moo ñuy dimbali mooy imaam yi ñooy génn priest yi génn ñu wax dëgg mais tey boo demee ba nga jël état def ko religion bi nga jël religion bi def ko état bi mais dara dootul doxati kon kay tey nañu jël xalif général murit yi rek parce que fi mu ne nii comme moom moo ëpp ñi ko topp Sénégal ñu def ko président Macky Sall bi mu jaaxlee fa mu dem du foofu xalif général bi la dem sukkali donc ce qui veut dire que y a une grande différence entre la religion et l'état parce que bu doon religion rek du ñu fal Macky Sall dégg ngeen ko keroog bi mu fi génnee mu ne salaatu ala nabi salaatu alal fatiha dégg ngeen ko xam nga salaatu ala nabi sax mën nañ ko wax mais salaatul fatiha mu ne salaatu alal fatiha loolu foo leen ko mësee dégg ci àddina donc loolu moo leen di won ne que li mu am ci connaissance diine bariwul je ne suis pas là à le juger mais bariwul donc bu dee homme d'état Macky Sall biñ koy jàngal bu leen fàtte dara il faut savoir qu'on parle à un géologue Macky Sall xam na li ci gaz xam na li ci pétrole xam nga doomu sénégalais yi da ngeen di dégg ñuy wax ji ku nekk naan wala ñii dañoo contre Macky déedéet sama sëriñ ñun lu ñuy contre Macky ñun yorul suñu añ man mii ngeen di waxal Amérique laa ne newuma Sénégal man sama diggante ak yàlla ak yonente bi aw ma dërëm buy jóge ci état Sénégal di ñëw ci man aw ma dërëm buy jóge ci état Sénégal di ñëw ci man bu fekkee jóge na ci yàlla na ma lakk donc xam leen loolu man lijjantiwuma problème mu état ñun lijjantiw ñu lu état Sénégal di def ak li muy lekk ak li mu lekkul c'est ça la réalité li am solo ñu leen koy wax li am solo ñu koy wax doomu sénégalais yi te ngeen man koo dégg te seen bopp yi di dox te waxuñu ko ci ñàkk teggin waxuñu ko ci manque respect il faut savoir que Macky Sall est un géologue he's somebody who knows gas
dafa nekk doomu aadama bu xam gaz xam pétrole Macky Sall xam na ñaar yooyu léegi beneen affaire bi il faut savoir que Ali le bandit Aly Ngouille Ndiaye c'est un banquier bu leen fàtte dem leen ngeen xool Îles Caïmans Cayman Island lañ koy waxee ñun ci en anglais Îles Caïmans c'est tout simplement endroit bi nga xam ne doomu aadama yi bëgg a luubal alal fa la ñuy dem doomu aadama bu bëgg a luubal alalu déew fa lay dem donc diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall ak Franck Timis ak Aliou Sall dañu am ay société yu juddoo Îles Caïmans am ay compte bancaire yu nekk Îles Caïmans doomu sénégalais yi boo leen xar woon fii ba déwén yéen mënu leen xam loolu lan moo mën a dindi mbir yooyu mooy journaliste bu xarañ journaliste yu xarañ yooyu ñoo génnee information yooyu teg ko sur la table doomu sénégalais yi di ko dégg waaye comme ci sa làmmiñu sénégalais la ñu koy laam-laame kenn jëlu ko au sérieux BBC yàlla moo ñu bëgg maanaam sëñ Touba ñaan yim ñu doon ñaanal balaa muy dem maam Alaaji Malick seen ñaan yi ñu daan ñaanal ak suñu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall ak ñeneen ñaan yu ñu daan ñaanal ñaan yee nangu parce que ñooñu seen ñaan dafa doon képp ku jóg di wor Sénégal yal na yàlla xawi sa sutura képp ku jóg bëgg a delloo Sénégal ginnaaw yal na yàlla xawi sa sutura loolu mooy dëgg léegi nag lan la yàlla def bi Macky Sall jógee bëgg a yàq Sénégal yàlla xawi suturaam yàlla naka la xawee suturaam yàlla dafa indi lii BBC def nee naa leen amul société bu mag ci àddina journalisme bu ci nangu dugg ci àdduna bi CNN moo gën a xarañ BBC MSNBC ñoo leen gën a xarañ ñu ngi fii di ay société américaine mais xam ngeen lan moo tax duñu nangu dugg ci yu mel nii parce que lii buñ ci duggee daanaka dañuy daaneel président wu réew boobu te ñoom duñu bëgg gis seen bopp ne man maa daaneel président réew ñoom bëgguñu dugg ci loolu parce que xam nañ ne dëgg bi ñuy wax bu ko doomu aadama yi yëgee mën nañu reyante mën naa taal dëkk bi donc dëgg boobu la ñu BBC waxal mais BBC bi ñu koy waxal ils étaient assez conscients pour xam ne Sénégal c'est un pays intelligent parce que bu leen fàtte ne genn wàllu footballeuru Sénégal yëpp Angleterre la ñu nekk donc anglais yi xam nañu kuy Sénégal ils savent they know the capacity of our intelligence xam nañu suñu level of maturité xam nañu ne duñu lakk Sénégal xam nañu ne duñu taal Sénégal dinañ fa jële Macky Sall ak jàmm ak salaam dinañ fa jële famille bandi bi dinañ leen fa jële te Sénégal dina ne cocc dara du fa yëngatu Sénégal kenn du fa dee we are not killing anybody duñu dagg tànk duñu tuur deret Macky Sall dinañ ko atte comme ni ñuy attee ñiy def crime duñu dagg tànk duñu tuur deret duñ fa toj sax nen bu soobee yàlla doomu sénégalais yi nag ñu ngi leen di ñaan je parle à mes frères et sœurs je parle aux fils dignes du Sénégal yéen ñi nga xam ne soo leen amee nakkar damay am nakkar yéen ñi nga xam ne soo leen jooyee damay jooy yéen ñi nga xam ne seen xol bu méttee sama xol day metti ma ne leen man duma leen wax loo xam ne arrangé wu leen duma leen wax lu baaxul ci yéen dama leen ne benn dëgg rek moo am ci àdduna bi dëgg boobu mooy lan mooy génn jàmmaarlu ak Macky Sall dëgg boobu rek moo mën a delloowaat Sénégal souveraineté mooy Macky Sall il faut ngeen fàttaliku ne c'est un employé des fils du Sénégal ñun ñoo ko embauché woon donc nit nag boo ko embauché bu deful la nga xam ne moom nga ko sant danga ko fay jëlee nga indi fa keneen pour mu def li nga ko sant maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ngir yàlla ak yonent bi ngeen génn en masse am nañu permis baax na amuñu permis baax na mais li ma wóor ba wóor ne am nañu permis bi mooy lan mooy droit li ñuy def droit citoyen la si ñun new ma kenn saagal kenn seetlu ngeen ne que police du sax cible citoyen lambda bi xanaa war ngeen muus police Sénégal xam nañu ne kaso Sénégal yi ndaw yoo xam ne bu citoyen yi génnee mënuñu leen laal parce que amuñu place bu ñu leen dugal donc na Sénégalais yi génn il faut ngeen xam ne it's time to come out big
come out impossible to stop 1000 Sénégalais rek bu génnee police xamuñu fu ñu jëm donc ce qui veut dire que 10 000 bu ñu génnee police jommi 100 000 bu ñu génnee police du xamati fu géej gi jaar 1 million de Sénégalais bis bu génnee billahi wallahi tallahi lazim Macky Sall day daw génn Sénégal man maa leen promettre lii gëm leen ma de 1 million de Sénégalais bu génnee Macky Sall dafay daw o dogat yalta Sénégal Macky Sall dafay daw génn Sénégal Macky Sall du ku baax pour Sénégal du ma fi commencé famille Faye Sall du ma fi commencé sax famille Mariam Faye mais li ma leen bëgg a wax mooy sénégalais yi ngeen xam ko malheur bi dal Sénégal dafa jéggi dayoo bàyyi leen ñuy jéem a manipuler suñu bopp yi di ñu wax ay waxu football di ñu wax ay waxu nu mu tudd opposition ñun doxuñu ci loolu ñun doxuñu ci ay opposition sama diggante ak yàlla ak yonent bi tey jii may wax ak yow man géej naa waxu Ousmane Sonko ca élection ya parce que at the end of the day nekkuñu temps wu élection ñun temps bi ñu nekk nii tey mooy lan mooy temps wu sauver Sénégal la ñu nekk il est grand temps de sauver notre cher Sénégal loolu mooy dëgg parce que ñaari mbir moo am ci sauver dëkk benn élection la beneen bi révolution populaire la élection bi ñëw nañ fi pour sauver dëkk bi waa ji sàcc na mbir mi parce que du amul lu mu bañ moom sàccal na boppam mbir mi toog ak moom amul problème Allah yàlla dina ko atte ak doomu sénégalais beneen cas bi ñëw mooy lan mooy koom-koomu Sénégal bii mu bëgg a jël accaparé ko moom ak famem doomu sénégalais yi boobu moom duñ ko may bu dee élection yi rek la sàcc moom dong la ak palais bi xam nañu ne manta lekk palais bi mënu koo won na dina fa jeexal juróomi atam mu abal ñu palais bi loolu du problème mais koom-koomu Sénégal bi du saxaat koom-koomu Sénégal bi mënta dellusiwaat koom-koomu Sénégal bi amul aller retour one way rek la bu ko jëlee doomu sénégalais yi ne patt di ko déglu billahi wallahi tallahi fii la ñuy torox ba faw li nga xam ne moo ñu toroxal bu boobaa ñu xam ne suñu paxu toroxaange ñun ñoo ko gasal suñu bopp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi leen di gërëm di leen jéggalu di leen bal ak di leen balu ak comme toujours niñ koy defee di leen ne génn leen il est grand temps Sénégal moomaat boppam koom-koomu Sénégal bi njariñaat sénégalais yi man cee faju xale yi man cee jàngi l'école maanaam ñëpp nekk ci jàmm balaa may pare lii rek du yàgg ndeysaan mais ma sànniwaale ci lii démb damay dox dugg ci benn boutique xam naa professeur yaa ngi may dégg mais nga jéggal ma ko nga baal ma ko te yàlla tax démb bi dama dugg ci benn boutique parce que démb ñun 4 juillet la woon Amérique 4 juillet mooy maanaam mooy suñu fête indépendance dëkk baa ngi jax lépp a ngi neex ñëpp a ngi lakk yàpp ñu ngi célébrer ñu ngi neexal bëggal suñu xol yi bi ma duggee la première personne que j'ai rencontré au guichet may fay yàpp bi nga xam ne moom laa jëndi woon ci jëndukaay bi nit ki ma doon fay c'était mon professeur d'anglais en 6e secondaire moo nekkoon sama professeur anglais léegi man je ne le reconnais plus parce que yàgg na donc on parle de 30 ans yàgg xàmmeetuma ko léegi je dis bonjour ma fay mu ne ma Tunkara ma ne ko waaw mu ne ma xàmmee nga ma ne ko deet mu ne ma man la diw ah ma ne ko waaw mu ne ma est-ce que mës ngaa dégg tur boobu ma ne ko mais bien sûr ma ne même bi ma demee Afrique ça fait seulement 6 mois de cela maa ngi doon laajte tur boobu ndekete sama professeur anglais def na Amérique 22 ans di liggéey ci boucherie xoolal Sénégal di liggéey foo xam ne dañuy jaay yàpp c'est quelqu'un qui a sa licence professeur laa la wax de au professeur koo xam ne tey Sénégal la rek la loolu am Sénégal rek ngay dem fekk ay professeur ñuy génn dëkk bi di dem uti doole bitim réew ngeen defee ne kooku bu amoon li ko gënal jàng ba pare ay jàngam dina ñëw Amérique di daggal élève am yàpp ngeen defee ne professeur dina def loolu pour vous dire Sénégal ni mu yàqoo ngeen jéggal ma professeur nga jéggal ma du ma wax sa tur ndax des raisons de respect ak des raisons de privacy ak des raisons privées te tuutaluma la tey laa la gën a respecté démb ndax yow ci sa bopp da nga gis système u Sénégal boobu doxul nga abal Sénégal nga ñëw Amérique liggéey daan sa doole bëgg a njëriñ sa famille donc saluer laa la ci mën a def ak 6000 chapeaux mais pour vous dire comment fait suñu xol yi li koy gën a metti ngeen defee ne ban coïncidence moo war a tax doomu sénégalais di dem Amérique di dem ci boutique pour ñu daggal ko yàpp
kan la fa dajal professeur am bi ko jàngaloon 6e secondaire Sénégal ngeen defe ne loolu neex na ci xol bu boobaa nag suñu jaar gi bu ñu waxee ñu ne pourquoi ngay wax dinaa ñaan professeur autorisation bis bu ma ko permettre man ak moom dinañu toog pour ngeen xam ne li ma leen di wax c'est des réalités ngeen xam ne Sénégal metti na ngeen xam ne Sénégal doxul Sénégal mojja Sénégal doxul de Sénégal wallahi billahi doxul voilà Sénégal doxul c'est ça mais dëgg la mu ne j'ai un prof d'anglais qui convertit en mécanicien aux États-Unis voilà mi ngi nii je preuve mi ngi nii am na beneen doomu adama bu koy wax lii dëgg laa leen wax dëgg sama professeur anglais boo xam ne sama idole la woon ma billaahi wallaahi bi ma demee Sénégal bi yoon sama diggante ak yàlla ak yonent bi c'est la personne que je cherchais may wër waa ji di ko wër naan man ana sama mais c'est quelqu'un que j'adorais c'était le professeur le meilleur de l'école c'était le meilleur de l'école mën a solu bëgg boppam mën a jàngale am respect am calme lépp looy laaj ci maanaam jàngalekat lépp looy laaj ci exemple mu nekkoon ci waajooju sama diggante ak yàlla musul génn sama xel bi ma ko gisee démb j'ai pas dormi la nuit j'ai pas dormi bi ma gisee professeur boobu dama mel ni xale bu duggaat ci bitigu tàngal nga dajek koo xam ne sa idole c'était mon idole kooku mooy sama idole billahi wallahi tallahi he's my idol he's somebody I loved very much bi ma ko fa fekkee billahi wallahi tallahi li génn ci man maa ngi yàlla rek a ko xam maa ngi xoolaat même mémoire yaa ngi ñëwaat mais tu te rends compte ci ban Sénégal la ñu dëkk imaginel nee naa leen déglu leen na 6e secondaire j'avais 13 ans 12 ans 13 ans mais j'ai 44 ans waajooju je ne l'ai pas vu pour 33 ans fanweeri at ak ñett a ngi nii gisuma ko fanweeri at ak ñett ba ñeent gisuma waajooju mais mémoire bi yëpp on dirait que dëmb la on dirait que c'était hier bim lay jàngal my name is how are you doing today good morning good afternoon ñu lay jàngal 6e secondaire bim may jàngal loolu te tey xam naa mi ngi may xool mi ngi ne mais waa ji il est plus fluent que moi en anglais te c'est un professeur ndeysaan 22 ans la def Amérique mes frères et sœurs li ñu dal metti na te defe naa comme ni ma koy waxee buñ ko fi waxoon ba déwén duñu pare maa ngi leen di jéggalu di leen jéggal di ñaan rek comme niñ koy defee toujours que bépp doomu sénégalais ak foo mën a nekk ci àdduna bi nga xam ne il est grand temps ñun ñëpp ñu xeexal Sénégal parce que Sénégal li fa nekk mën naa ne tey bu ma fi toogee ne leen Sénégal problème bi fa nekk yëpp Macky Sall la damay fen y avait les problèmes de Senghor y avait les problèmes d'Abdou Diouf y a les problèmes d'Ablaye Wade mais ku nekk problème am dafa wuute problème mu Senghor problème am yeggul woon fi Macky Sall yegg il ne signait pas les contrats qu'on a aujourd'hui tous ces contrats malhonnêtes qu'on a aujourd'hui contrats yoo xam ne tey 40 ans dinañ ci fay Macky Sall 10 milliards de dollars muy équivalence su déglu leen na muy équivalence su 6 000 milliards ci nit ñu mënul compter mais boo ko compter nga dajale ko ak profit ak bénéfice bi xaalis boobu mën a dugal ci at yooyu c'est une équivalence de 60 000 milliards li doomu sénégalais yiy jooy tey ñu naan jox ma sama 400 000 déedéet 40 millions la Macky Sall amel te dara ñëwagul Macky Sall doit à chaque sénégalais 40 millions te dara ñëwagul donc imaginez tey dëkk bu mel ni Sénégal nga jox ku nekk 40 millions mais tu sais que kenn dootul ndóol ba àdduna tukki ils vont bien s'en servir ils vont bien travailler te kenn dootul amati problème ba àdduna tukki billaay wallaay tallaay doomu Sénégal yëpp tey boo joxee ku nekk 40 millions duñu ndóolati ba àdduna tukki dinañu liggéey ba àdduna tukki duñu ndóol ngeen toog cette personne dem fële ci salle de conférence bi mu tabax jam ñaajo ñëwul place de l'indépendance mais na ñëw place de l'indépendance woo doomu sénégalais yi ne yéen a ma faloon dinaa génn ci naaj bu tàng bi déedéet fi mu tabaxal boppam ci ay banditisme la dem toog ci ay climatiseur indi quelques magouilleurs indi télé bandi yi ne leen kaay leen filmer
sànni ko ci mbir mi doomu sénégalais yi gis ko nee naa leen boo ko gisee naqar moo lay bëgg a rey boo gisee Macky Sall li muy teg doomu sénégalais yi naqar moo may bëgg a rey mais heureusement pour lui je ne suis pas assez fort pour yor fetal mën a jàkkaarloo ak président de la République parce qu'il y a la police qui va m'arrêter il y a toutes les personnes qui vont m'arrêter mais sinon man dinaa noppal doomu sénégalais yi seen crime d'humanité bi président bi teg leen ni kon man dinaa leen ci noppal loolu xanaa man bu ma leen ko waxul sax di ngeen ko gëm donc vraiment daal mes frères et sœurs wax ji wax nañ ko defe naa lépp loo xam ne wax nañ ko ci wax nañ ko donc le rendez-vous c'est demain aux allées des centenaires comme niñ ko defee bële yoon incha allahu rabbi foofu la ñuy woo doomu Sénégal yépp xibaar bu mag moo fay xew suba surprise yu bari ñoo fa am kenn du rey kenn du dagg bopp kenn dañuy woo doomu sénégalais yéen ñëpp lañ ciy woo ngeen génn di ngeen am surprise bu mag suba incha allahu rabbi ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen génn ak doole di ngeen dégg li ñu war a def pour Sénégal jëm kanam te bu ci yàlla àndee incha allahu rabbi du ñu dellu ginnaaw dëkku Sénégal bi yëpp dina yëngatu dëkku Sénégal bi yëpp Sénégal réew mi yëpp fu nit war a jóge dina fa jóge fu nit war a yëngatoo dina fa yëngatu fu nit war a xeexee dina fa xeex donc vraiment ma ne leen rek merci encore di leen gërëm di leen sant en bon entendeur salut ñu joxante waat rendez-vous incha allahu rabbi suba ginnaaw live bi rek bu ci yàlla àndee dinaa génnaat waxtaan ak doomu sénégalais yi incha allah ñu gën a yaatal waxtaan bi comme niñ koy defee toujours maa ngi leen di jéggalu encore di leen jéggal di leen remercier ci seen temps bi ngeen jël pour au moins permettre ñu wax li nga xam ne moom moo nekk dëgg pour Sénégal pour liy avancer loo Sénégal voilà merci beaucoup